kon ñu ñëw ci paragraphe numéro 4 sur les dégâts de Bassirou. Paragraphe numéro 4 sur les dégâts de Bassirou. Il a dit que on ne peut pas prendre aucune position. Diomaye ne mënuñu jël benn position sur les restructurations, mais s'il continue, il commence à compliquer, on va aller sur la restructuration. Bassirou ngi waaj a tey la réew mi xamul leen loolu maanaam Bassirou mu ngi waaj a tey la réew mi parce que Bassirou nee na Sonko nee na ko yow léegi lan nga gis ci wàllum FMI bi coowal FMI bi ak restructuration yi mu ni ko pour l'instant duñu restructurer maanaam on va pas faire la restructuration, mais s'il continue comme ça on va faire la restructuration maanaam Bassirou mu ngi waaj a tey la réew mi yéen waa réew mi yéen laay waxal xam leen ni Bassirou mu ngi waaj a tey la réew mi parce que Sonko bañ na waa FMI duñu joxaat xaalis parce que ñun suñu joxee xaalis dañuy gën a endetté Bassirou na par na pour jëlaat réew mi delloo ko waa FMI maanaam gën ñoo endetté la Macky Sall defoon nga xam ne leb na bàyyi na fi 23 milliards 667 milliards la fi bàyyi ci ay bor ak 4000 milliards yoo xam ne det kase la gisuñu ko maanaam Bassirou fas yéene nañu dugalaat ci guuta gu mel noonu fas yéene naa lebaat lu raw la Macky Sall leboon fas yéene dafay wàcc bor yoo xam ne Sonko bu ñëwee daan nar a fayaat moom it giiru dundam maanaam mandat bi fi Sonko nar a ñëw lépp ci ay fay bor la ko nar a def parce que Bassirou loolu la wax te ci loolu la nar a jëm parce que nee na ko s'il continue comme ça on va faire la restructuration maanaam daal dinañu fexe njëg yi dinañ ko yokku yaa ngi dégg on va faire la pagaille sur le pays loolu la Bassirou bëgg a wax yaa ngi dégg mu ni les prix aussi va être augmenté waaw léegi nag li ma leen waxee ngi noonu li ma leen waxoon jàpp leen ci Sonko moo gën ci yéen Sonko wàññi na fi 3 fois la wàññi prix denrées première nécessité yi 3 fois la wàññi prix yi léegi nag wàññi na prix yi ba noppi Bassirou nee na prix yi da ko fas yéene yokkaat ci waxi Bassirou moo wax loolu nee na prix yi dañ ko fas yéene yokkaat kon nag su ma leen wax ne leen Sonko moo gën ci réew mi parce que am na xam-xam Bassirou il n'a pas de vision il n'a pas de xam-xam parce que il prend le pays il le redonne au tubaab au blanc au français donc moom amul xam-xam bu mu yore réew mi léegi nag nee na il va augmenter les prix léegi nag vous allez payer les pots cassés parce que Sonko fexe na ba wàññi dund gi fexe na ba maintenir tarif yi yaa ngi dégg wàññi leen dund gi ceeb wàññeeku diwlin wàññeeku saabu wàññeeku yaa ngi dégg farine wàññeeku yaa ngi dégg ceeb wàññeeku lépp wàññeeku ci réew mi Bassirou nag ci yokkaat prix yi la jëm toog leen bu ngeen toogee ba ci yàgg ñu leen prix yi yokku leen ko xam ne yokku nañ ko xam leen ni Bassirou la bu courant yokkoo Bassirou la bu ceeb bu yokkoo Bassirou la bu diwlin yokkoo Bassirou la bu gaz yokkoo Bassirou la bu ndox yokkoo Bassirou la bu suukar yokkoo Bassirou la bu diwlin yokkoo Bassirou la lu yokk bu farine yokkoo Bassirou la maanaam lu yokku ci réew ma xam leen ni Bassirou la parce que Sonko wàññi na ko avant moo dem yaa ngi dégg les prix yaa ngi dégg il a dit les prix aussi peut être augmenté Bassirou nee na les prix mën naa ñoo yokk prix yaa ngi dégg les renégociations on va les continuer mais on a reçu des notifications de contestation maanaam nee na négociation yi ñu defoon maanaam ci contrat yi nee na dinañ ko continuer waaye jot nañ ay notification contestation ñu ngay signaler live bi xajub xaram yaa ngay signaler live bi xajub tapoté good life tapoté waaw ñëwaat na billahi yéen a bon man daal xajub xaraam yi xaw ma lu leen yàlla xiir ci man rek man daal fu ma tàmbalee ba fu nekk fu neex rek ñuy signalé waaye nan dem laaj mun nañ ci dara patriote fi nekk di ko tappate lu am jom tappate barke borom Tuubaa yaa ngi dégg mu ni ko négociation yi dinañ ko continuer yaa ngi dégg mais jot nañ ay notification yoo xam ne daal ay contestation négociation fu mu am contestation am mu ngi mel ni ngay doxaan jigéen mun la mënta ne waaye nag da ngay insister Bassirou xamul loolu parce que amul xam-xam yaa ngi dégg négociation contrat mu ngi mel ni nga fekk gone goo xamante ni si koñ ba mu juddoo moo fa gën a xees moo fa gën a mool waa koñ bi yëpp xale góor yi nekk ci koñ bi yëpp bëgg ko nga dem fa di négocier ak moom pour mu nob la pour mu dàq ñëpp jël la léegi nag yow kooku soo demee pour def loolu fekk sa am sa fa sa morom yu fa nekk c'est normal mun la mënul ne waaye mënul nekk googu mooy contestation contrat yi maanaam ngay négocier contrat ñu envoyé ay contestation loolu mooy ndaw si ne la mënul ne waaye da ngay insister bu yàggee nga am dara wax dëgg yàlla parce que si tu insistes pas tu ne peux pas avoir dara Bassirou nag malheureusement amul xam-xam mënta wax contrat yi suñ ko bàyyee du négociation du négocier dara mais Sonko mi nga xamante ni si nag il est un homme fort il savent comment négocier le contrat il a précisé il a pas mal négocié des contrats donc kooku xam na nu ñu négocier contrat mais Bassirou comme xamu ko mu xëy naan ay non on a envoyé des notifications waaye jàllal waaw booy négocier nit yoon la mu envoyé notification de contestation tu ne comprends pas ça moi Papa Gueye je comprends ça parce que s'il y a une négociation il y aura des contestations parce que s'il n'y avait pas de négociation il n'aurait pas pu
plus avoir de contestation barke borom Tuubaa Allahu akbar loolu moom damaa rëcc dara jëy Sëñ Tuubaa jooju français damaa rëcc man mënatu ko wax sax waaye kon ñu bàyyi mu jàll tey ok affaire yi day jékki-jékki yàlla di leen yebal nice man xawma la bu may wax ci Bassirou yàlla day yebal affaire yi nice muy ñëw parce que Bassirou baaxul su baaxul yàlla day def sama làmmiñ ma tële mën koo wax mën ko bañ koo mën a wax mais comme baaxul yàlla moo tax muy def fasaaxa may wax yëf yi muy leer may làkk français yu dëju yu wow ko yaa ngi dégg muy lan on n'a pas de même point sur la justice Sonko nee na jubawuñ ci justice bi maanaam justice bi daal jàpp leen ni sàcc sépp Bassirou moo leen bëgg a rawale parce que Sonko nee na jubawuñ ci justice bi nag dara warul ko woon lu dul ay nit a taxaw ci réew mi sàcc yaa ngi dégg ñu teg pôle judiciaire financier pour mu atte leen parce que ay rapport a génn jàppal ne nag Bassirou fas yéene naa rawale sàcc sépp ndax ku mel ni Farba Ngom yaa ngi dégg Bassirou rawale na ko ñu bari ñu mel ni moom Bassirou fas yéene rawale ndax seen base politique la yaakaar Farba Ngom añaam nga mu dëkk base politique ba mu fa am moo tax Bassirou Diomaye Diakhar Faye génn ko parce que bëgg na ko yaakaar na ko foofu kon nag jàpp leen ni sàcc sépp Bassirou Diomaye Diakhar Faye bëgg na leen rawale seen xaalis yi ñu sàccoon yéen ñii nga xamante ni sin Farba Ngom yoru entreprise yoru société yoru dara mën a joxe ñu jàpp ko ci kaso bi mu mën a joxe 500 milliards 500 ay milliards ba muy 500 mu mën koo joxe caution te yorul entreprise yorul dara su lay toog Eumeu Sène moo toog ca cumbukaay 2012 tey mu mën a compter ay 500 milliards di ko joxe caution kooku nag Diomaye Faye nee na deful dara ba Diomaye Faye bana ko mu génn maanaam jàpp leen sàcc sépp Bassirou moo leen rawale kon nag justice moom amul ci réew moom yaa ngi dégg justice mënta am ci réew moom yaa ngi dégg parce que il veut faire blanchir tous les malfaiteurs maanaam def kat yëpp la Bassirou bëgg a rawale képp ku malfaiteur te réew ma yoon di la topp Bassirou fas yéene na laa rawale loolu moom jàpp leen ko bis ni ki tey maanaam Bassirou moo gën a dëng ñëpp maanaam daa dëng ni garab yoo Bassirou nag moom képp kuy malfaiteur ak sàcc réew ma moom loo fa def fi mu toll nii tuddal Bassirou rek loo fa def njombel lu mu réeree boo nee Bassirou Diomaye Diakhar Faye du mujj fenn nan lay ba nga génn Bassirou moo nekk ci tànk yooyu la nekk yaa ngi dégg parce que tous les malfaiteurs Bassirou va rawale nu ñu koy waxee ci français sax va faire disparaître tous les malfaiteurs Bassirou moo bëgg a def loolu yaa ngi dégg voilà sur le gouvernement il a supprimé yaa ngi dégg supprimé na ay affaire daal ci gouvernement bi sur les 2 ans j'ai diminué tous les loolu xam nañ ko 2 ans yi wàññi nga ay njëg yu bari yaa ngi dégg le gouvernement passe tous les défauts étaient dans son ministère yaa ngi dégg te gouvernement bi ndomba yi fa am yëpp ay ministre Bassirou la gouvernement bi ñi nga xamante ni ay Pastef lañu ñoom moom amuñu benn problème ñu ngi liggéey normal ku mel ni Birame Souleye xoolal li mu def ci énergie bi te moom moo ngemb booy bi ñuy wax kii Birame Souleye nu mu tudd Jean Michel Sène mi taal àll bi ci couverture ba kii la nekk ci couverture Birame Souleye la nekk nu mu tudd Mbappé mi nga xamante ni si moo nekk ci minier bi nga xam ne contrat minier moo ko négocié waat dugal ci réew mi benn at yàlla mu dugal ci 70 000 milliards Mbappé ci ginnaaw kii la nekk ginnaaw Birame Souleye maanaam ñi topp ci ministère Birame Souleye ñëpp ay liggéeykat ñoo fa nekk bépp ministre boo xamante ni si xoolal ki nga xamante ni si moo ndaw si yor ministre football bi ministre sport ndaw si ko yor sa première ayam la jël coupe d'Afrique loolu mës a am ci histoire Sénégal topp nañu ay ati at mënuñoo gis coupe d'Afrique bari ko jëlee bële passé la yaa ngi dégg mais bii sa première ay ndaw si naka la ñëw ci ministère bi rek coupe d'Afrique bisimilah ndaw si jël na coupe d'Afrique fi mu toll nii Bassirou wàcce na ko pour wan la Bassirou xel mi neexut wàcce na ndaw si nga xam moo jël coupe d'Afrique yaa ngi dégg waaw kon nag ministère yi nga xam ne ñu ngi doon liggéey daal jàppale ni bépp ministère bu doon liggéey normal waa Pastef la ministère yi nga xam ne defuñu fa dara xamuñu dara yaa ngi dégg ku mel ni kii ñu dégg commerce réew mépp taxaw na ndax moom wax ju leer mënu ko yaa ngi dégg day dem di nelaw moo demoon fële ci Coroxaan ca meeting ba commerce réew mépp moo ko tardé moom it ci élément Bassirou la ok kon ñu dugg ci paragraphe numéro 5 je lui ai demandé qu'est-ce que tu proposes les ministres sortants maanaam lan ngay proposer ministres sortants yi mu ni il a dit que ils m'ont pas loyal ils n'ont été pas loyal su mel ne daal nee na ministre loyal ñu il dit que un ministre ne peut pas siéger et si il sort il dit Sonko 2029 Bassirou nee na maanaam ministre yi mënuñoo nekk ci nguuram ba noppi génn di wax Sonko 2029 maanaam Bassirou daal mooy taawu kër gi moom daal nee na
ku génn kër gi daal mënoo fay nekk di tudd sama papa maanaam yow daal bu ma nekkee ci kër gi comme may taawu kër gi man sama tur nga war a tudd sama papa du ko tudd te sama papa moom kër gi waaye ndaw lii de la Bassirou bëgg a def Bassirou ne day bañ Sonko 2029 yow nan ngay nekkee sa kër baay doon sa taawu baay ba noppi sa baay moom kër gi yaa ngi dégg néeg ba nga fay fanaan sa baay la ko jox yow nga jékki-jékki nga ni sama baay bu ko kenn tuddati ci kër gi man daal dee leen tudd sama tur man kese man maa moom kër gi sama ba te sa baay ngi dund sa baay déewul demul fenn moom kër gi ngay lekk sa njëlu baay njël li ngay lekk sa njëlu baay la ba noppi nga ni sa baay buñ ko tudd maanaam yow yaa moom kër gi ku tudd sa baay ci kër gi ngeen ko génn kër gi te sa kër gi sa kër baay la moom moo kër gi Bassirou de loolu la def xool leen li ma wax rek seetantal leen li ma wax parce que sëñ Tuubaa li ma wax nii la kaa bi demee Bassirou kër baayam la ne Sonko mooy baayam ndax Sonko moom kër gi yaa ngi dégg Sonko mooy baayam ndax Sonko moom kër gi léegi Sonko mi moom kër gi nga xam ne ti mooy joxe dépasse mi njëlum Sonko la Bassirou Diomaye Diakhar Faye mooy taawu Sonko nekk ci kër Sonko ba noppi nee na bu kenn tudd Sonko maanaam Sonko mi baayam daal nee na bu ko kenn tuddati léegi moom nañ koy tudd moom mi nga xam mooy taawu famille bi Bassirou yaa bëgg jox sa bopp maanaata amoo ko parce que sëñ Tuba Bassirou yaa bëgg jox sa bopp maanaata amoo ko Bassirou Sonko 2029 lay bañ yow xoolal Bassirou ma ngi mel ni mu bu bañ këriñ xam nga mu ma dee bañ këriñ ndeysaan ba may nekk gone mos naa dem benn ngénte sama benn ngénte kii ñoom tonton Moussa Diouf kër ga ndeysaan am ngénte man daal benn bu waaji toog ne ma gis nga muuma bi boo ko wanee këriñ da lay may 100 francs waaye naka laa woon muuma bi këriñ maanaam ba ma koy tàllal këriñ bi at ba pes may jóg siis ba ma toog barke borom tubaab maag siis ba maanaam këriñ jeeg siis beeg pes mi ñun ñëpp a ànd moom la ma muuma bi defoon moom la Bassirou di bañ fi mu toll nii Bassirou day bañ Sonko 2029 de barke sëñ Tuubaa nii mu koy bañee moo raw muuma buy bañ këriñ dem leen wan muuma këriñ ñi ngi xool barke mës na maa dal am muuma barke borom tubaab waa ji ne ma boo ko waree këriñ da lay may 100 francs man daal fu ma gàddu këriñ bu ngande boo xam toll na def loxo ñëw naan ko nii këriñ bi ba may tàllal këriñ bi at ba pes biy jóg maag pes maag 16 baag këriñ nga yëpp ànd kon nag moytu leen parce que Bassirou day bañ Sonko 2029 barke borom Diomaye ne veut plus entendre Sonko Diomaye da bëggatul donc dégg Sonko yaa ngi dégg et pourtant la coalition yaa ngi dégg moom daal bëggul dégg Sonko te moom pourtant waa coalition bi yaa ngi dégg ay ñoom Abdourahmane Diouf awale ñoom Mimi Touré ñoo ngay boole woo yaay di xëy di génn naan Bassirou candidat 2029 waaye Bassirou noo mën a doonee candidat 2029 te yow amoo base Ndiaga Niang mënoo koo gagné nga ni yow candidat 2029 ba noppi yow daal d'accord nga ñu lay tudd te yow d'accord ki fi indi nar bi daal ki la fi indi yow nga ni d'accord kenn du ko tudd Bassirou yaa neex yaa ngi dégg un gouvernement qui n'a pas de parti te gouvernement bu amul parti moom laa ko gis Donald Trump républicain la àndal Donald Trump républicain la àndal ki mujjee wàcc yaa ngi dégg démocrate la àndal dëkk yu mag yi sax am nañ ay parti baa ngi dégg président buy ñëw ci pouvoir day ànd ak parti waaye président ci histoire Sénégal doxal dugg leen Google ngeen wër barke borom Tuubaa du ngeen ko gis président bu mës a ñëw ci pouvoir te ànd ak parti amul fenn ci àddina fi mu toll nii Bassirou Diomaye Diakhar moo tax ne Sénégal lu nekk fay xew Sénégal lu nekk fay xew benn dëkk la am muy Sénégal ñun ñoo am président boo xamante ni amul parti politique ne daa bëgg a gouverner te moom duusu marché mënu koo gagné dëkkam Ndiaga Niang bureau de vote mënu koo gagné nee na day gouverner ak ñeneen yaa ngi dégg ñu dugg ci paragraphe numéro kii kon nag fii yaa ngi dégg damay ñëw ci mun naa fi xiina yi noonu xaaral yaa ngi dégg te Cap Manuel ja Sonko leeral na ko nee na ba ñu nekkee ca Cap Manuel Sonko dani ko danaa la yàlla moo dogaloon billaahi Sonko gore billaahi Sonko gore ne ko yàlla moo dogal man waruma dem ñëw nañ ci man nag négocier nañ ba sonn pour ñu dàq élection yi su ko defee man mu mën a bokk mu mën leen man sama jëmm ñoruma ki war a mën a bokk na bokk ñi war a mën a bokk ñëpp nañ bokk ku ko yàlla jox nga jël ba gars yi d'accord loolu mu woo Bassirou ba mu ñëw ne ko gars yi nee nañ ak élection yi man ma bokk waaye man sama jëmm ñoruma ça intéresse peu léegi yow laay fal yaay sama candidat yow yaay dem Bassirou ne ko loolu wóor na est-ce que dinañ bàyyi ñu génn muy ko digg ak génn demal nga woto ji yaa ngi dégg koo xam Bassirou nga xam dañ ko tëj ci kaso bi xamul sa woon sax ndax dina génn su ko ne ko da ngay génn te dinañ campagne te di nga gagné yaa ngi dégg ne ko nag suñu demee ba 2029 nañu def li nga xamante ni si moom la réew mi bëgg moom la parti bëgg mooy ñun parti bépp lu ñu bëgg mooy Ousmane Sonko falu wax day leer réew mépp Ousmane Sonko nii muy laajee bu nee falal leen ma diw ñu fal ko bu nee falal ma ay député ñu fal ko comme ñu laaj jox leen ma ko ñu joxal leen ko waaye nag xanaa moom bu tàllalee ñu war cee mën a teg nan wax dëgg
ku ne mun le kee tàllal tegalal ma ci loxom ñu teg ci loxom kële tàllal tegalal ci loxom ñu teg ci loxom moom nag xanaa boo war a mën a tàllal loxo ñu teg ci moom kon nag 2029 Sonko di ko 2029 nanu fexe ba li nit ñi bëgg mooy na am mooy ñun Sonko lañu bëgg mu falu Bassirou ne ko incha allahu rabbi nee na waxul wii waxul noonu nee na ca kaso ba su Diomaye waxul wii waxul noonu yaa ngi dégg waaye mu ni ne ko man ma ñàkk sama ndey ma ñàkk sama baay du ma la woor ne ko man xanaa bu ma la naree woor sax Sonko mi ma la Ousmane mi ma la tuddee wax dëgg yàlla dinaa ko ci xool moo tax ba ma ko mati laajee ca télé ba ma ne ko moom man ko doom du problème ndax nit ñi sax ñu ngi jur ci lu dul farata di ko tuddee rasulaay tuddee doom moom du problème waaw te wax dëgg jar sa naw kenn jëf dëgg la nit ñi nawee nit waaw Bassirou nag danaan wax dëgg waaye jëfu dëgg barke borom Tuubaa wax dëgg jar sa nawee kenn jëf dëgg la ñu nawee nit dama laa bëgg dama laa yéene jàmm jar sa wax kenn nañ dox ta dem koo yéene jàmm mu xam ko kon Bassirou ba ngay toog naan Sonko dama laa yéene jàmm du dëgg bi nu doxee ab diir xam nañ yéene wu ko jàmm kon dama laa yéene jàmm jar sa wax kenn bu nu doxee te dem koo yéene jàmm mu xam ko te du ma topp diw fa ngeen jëm a soriwul du ma topp diw fa ngeen jëm moo soriwul yaa ngi dégg kon nag yow la nga daan wax gëmoo ca dara parce que amoo éthique amoo déontologie amoo moral comme amoo éthique amoo déontologie amoo moral ñun dañuy xëy di dóor sa kaw loolu la yàlla na ko te yéen Sonko nag nee na gone yi ci parti bi nee na bu lay saraxe seen bopp wax na dëgg booy ca Sénégal ngi nekk calmez-vous bàyyi leen ma guerre bi incha allahu rabbi Baara Ndiaye day dóor fële parce que am na légitimité député Papa Gaye nag moom mu ngi ci réew mu mag mi incha allahu rabbi man moom xam naa ni ku ma fi bëgg a juqi jëlee moom di nga wax ak justice loolu la yàlla dogal parce que réew mi réewum démocratie la réew mi bokkul ak réew yi nga xam ne da ngay taxañ ñi di fi jëlee kañi taxañ ñi di ko kañi taxawoon ne di ko fi jëlee daa def lu du réew mi réewum droit la fii réewum droit la yaa ngi dégg mënoo xëy rek takk nit ne ko kaay looyu amu fi de fii balaa ñu lay génne jugé taxaw joxe ndigal ñu war laa mën a génne kon nag booy nekk leen foofu ngeen gérer nekk leen ci jàmm yaa ngi dégg dox leen ci bu leen wax ju bari tee leen bàyyi leen ak coow li man ma gérer ko incha allah rabbi je vais endosser tout loolu la yàlla dogal kon je vais gérer tout incha allah rabbi yaa ngi dégg ok ñu naan loolu il m'a dit que oui non nu waxul dara il m'avait dit que je ne vais jamais te trahir moo yow daal li muy wax dara dañuy gëm dara je ne vais jamais te trahir en politique ay waay waxi ku ñàkk bi lee jarte gëm daa amagul rek yaa ngi dégg parce que je t'ai donné le nom de mon fils moo yow tuddee doom day problème je ne veux même pas te donner un yaa ngi dégg ba nu demaatee ab diir Sonko woo mbooloo ma ñaa ngi dégg témoin ne ko yow gis nga boo réglé rek man incha allah rek 2029 sax mën naa laa falaat mën naa wax mbooloo mi ñu fal la waaye Diomaye loolu doy ko yaa ngi dégg Diomaye ca mbooloo ma mu ni ko non man sax man ne ko man non loolu du problème ma xam man 2029 maay nekk man maay nekk sa directeur campagne waxi ko ñàkk daa amagul rek bu amee ku ñàkk moom lu mu la wax bu ko gëm barke borom Touba daa amagul waaye bu amee barke borom Touba mën na laa wan ginnaaw gu ñuul kooku yaa ngi dégg te ma ñëw ci munaafiqiina yi balaa ma ñëw ci munaafiqiina yi nag damay duggal publicité daal di dellu si waat kon ñu duggal publicité daal di dellu si bismillaahi rahmaani rahiim barkeb Sëñ Touba waaw di leen xamal ni waa YouTube ñu ngi leen di siyaar di leen jox seen wàccuwaay di leen xamal ni yéen ci télé bu mag bi nga xamante ni si mooy Touba Patriote TV ànd ceeg l'homme de tous les temps Papa Gaye l'homme qui détient Bassirou seytaane si warkat yi ñi nga xamante ni si amuñu éthique amuñu moral amuñu déontologie nga xamante ni si bu doon ñoom ñoo fekkoon jamono Sëñ Touba mën nañoo jaay Sëñ Touba tubaab bi bu nu fekkoon jamonoy rasulilaay mën nañoo jaay rasulilaay yéefar yi bu nu fekkoon jamonoy Sidi Hadji Malick danañ jël Sidi Hadji Malick jaay ko tubaab bi bu nu fekkoon jamonoy Bu Konta Njaasaan danañ jël Bu Konta Njaasaan jaay ko tubaab bi bu nu fekkoon jamonoy Limaamu Laay danañ jël Limaamu Laay jaay ko tubaab bi bu nu fekkoon jamono yu mag ñu baax ñoo ñëpp dinañ leen jël jaay leen tubaab bi mooy munaafiqiina yi mooy ñi may waaj a lim le premier est si munaafiqiina yi ki ci jiitu mooy Bassirou Diomaye Diakhar Faye c'est le plus grand munafiqina de ce pays munafiqina nga xamante ni si maanaam lu ñu la wax bu ko gëm dañuy signaler gauche jàdd droite yaa ngi dégg lu ñu la wax bu ko gëm mën nañoo wax ak yow ba ree te bu nu génnee def lu rëy yaa ngi dégg wala ñu wax ak yow waat ci yàlla te au fond li ne seen biir du dëgg waxi naafiq la ñuy wax mooy munafiqina yi yàlla tëkku ni leen ci alxuraan ba sonno munafiqina yooyu nag ñii may lim ni ci lañ bokk waaw xam naa ni dugaluñu leen ci kaamil alxuraan bi waaye man maa leen di génne incha allah rabbi xam naa après dinaa leen dugal ci kaamil alxuraan bi waaw munaafiqiina yi mooy ñoom ñii ki ci jiitu mooy Bassirou Diomaye Diakhar Faye parce que bu fekkoon jamono Seydina Ousmane ba ñu bindaat kaamil bi moom dinañ ko dugal ci munaafiqiina yi ci kaamil bi dinañ ko ci dugal
ki ci jiitu mooy Bassirou Diomaye Diakhar Faye mooy munaafiqiina numéro 1 ki ci topp mooy Yankhoba Diémé mooy munaafiqiina numéro 2 ki ci topp mooy Cheikh Diba mooy munaafiqiina numéro 3 munaafiqiina la moom tamit Cheikh Diba ki ci topp mooy Moussa Balla Fofana munaafiqiina numéro 4 te Moussa Balla Fofana def na njombe lu rëy loo xamante Sonko yëg na ko dëgg ci tànkam Moussa Balla Fofana def na fi lu rëy loo xamante bu wax la Sonko moo am ngor njombe lu rëy la fi def loo xamante Sonko da koo xam dégg ci tànkam sànq ko sutura Balla Moussa Fofana tey na xëy na wan na ginnaaw Sonko munaafiqiina la munaafiqiina numéro 4 mooy Ibrahima Sy munaafiqiina la yaa ngi dégg moom dugg na ci Bassirou munaafiqiina numéro 5 mooy Bakary Sarr moom it ci munaafiqiina yi la Bakary Sarr munaafiqiina numéro 6 mooy Alioune Dione moom it munaafiqiina la munaafiqiina yi ci la bokk mooy Alioune Dione munaafiqiina numéro 7 mooy Abdoul Ahad Ndiaye mooy le jeune munaafiqiina parce que Abdoul Ahad Ndiaye moo gën a tuuti ci munaafiqiina parce que at yi bëriwul mooy le jeune munaafiqiina mooy Abdoul Ahad Ndiaye munaafiqiina bu mag a ngi noonu Abdoul Ahad Ndiaye munaafiqiina nouveau modèle xam nga munaafiqiina gu ndaw mooy Abdoul Ahad Ndiaye moom munaafiqiina parce que moo gën a féete xale ci munaafiqiina yi moom munaafiqiina la Marie Angèle Dione kooku moom xam naa ne catholique la kon kooku moom dañ koy dugal ci bible bi rek moom munaafiqiina ci catholique gi la kii mooy Marie Angélique Dione moom munaafiqiina la ci catholique yi moom mooy rambaaju catholique yi mooy seytaane bi mooy jaxasekat yi kon yéen waa cathédrale bi xam leen ni Marie Angèle Dione moom munaafiqiina la bu ñëwee ci cathédrale bi génne leen ko parce que seytaane la naafiq la munaafiqiina bi ci topp mooy Aline Diouma Sow moom munaafiqiina la moom ci munaafiqiina la bokk ki ci topp mooy Abdoulaye Baro yaa ngi dégg Adjuma Sow munaafiqiina la Adjuma Sow mooy munaafiqiina bu xees pecc xam nga munaafiqiina daa am yu ñuul am yu xees waaye Adjuma Sow ñii ma dem fi yëpp ay munaafiqiina yu ñuul lañu waaye Adjuma Sow mooy munaafiqiina bu xees bi foo fekk nag ay nit ñu ñuul ke ci gën a xees mooy saytaane bi moo ci gën a nekk saytaane Adjuma Sow mooy munaafiqiina bi parce que moo xees moo dugg ca munaafiqiina yu ñuul ya kon nag jàpp leen moo leen gën a bon Adjuma Sow parce que yu bon yëpp mooy gën di ko wax mooy munaafiqiina bi ci gën a dangereux mooy Adjuma Sow moo nekk ca palais ba di fen di duul ak a jaxase Adjuma Sow munaafiqiina bu mag la ki ci topp mooy Abdoulaye Baro nag moom munaafiqiina la moo fi njëkkoon a génn naan Sonko baaraam ba daan joxañ pour nit falu nee na baaraam boobu nekkatu fa Adjuma Sow kii Abdoulaye Baro génnoon na fi wax lu mel noonu ba ma génn ne ko Abdoulaye Baro loxo ba daan joxoñ loxo ba léegi dootul joxoñ kenn loxo bi boppam lay joxoñ dégg lee ma ne barke sëñ Tuubaa loxo ba daan joxoñ nit ñi muy falu léegi dootul joxoñ kenn boppam lay joxoñ te incha allahu rabbi Bassirou Diomaye Diakhar Faye 2029 doo xoolal robinet mbedd doo ko gagné ñetti voix njagañaaw ngay njëkk a pet xam naa ne xamoo loolu incha allahu rabbi Diomaye Diakhar Faye 2029 duggal xool dëgg la sa bopp rek ngir jëmmi sëñ Touba Diomaye dëgg la sa bopp 2029 nga déposé sa candidature barke borom Touba njagañaaw doo ko gagné xam naa ne xamoo loolu njagañaaw doo ko gagné pour wane la fa nga dëkk sax moomoo fa Sonko moo ko moom ba 2029 nga xool incha allahu rabbi fexeel bi da nga bokk rek waaw cooli fexeel la bokk incha allahu rabbi 2029 doo yow njaga sa bureau de vote dañ la fay gagné président bu ñu gagné ci bureau de vote yow la nar a doon incha allahu rabbi sa bureau de vote dañ la fay gagné ci kàttanu yàlla